président Macky Sall moo yilif réew mi bu ko neexee débat bii kenn dootu ko fi débat parce que jàpp naa ni bu woowee ànd sàmm jikko yi ñu toog ci taabal mu wax jox ñu wax jox ko ñu trouver terrain d'entente mu nekk lu leer Sénégalais yëpp xam ni ñun li ñu tax a jóg du déstabiliser nguuram du politique foofu dinaa fi ñëw du politique encore une fois képp kuy politique am nga ci droit mais doo ko defee ci biir ànd sàmm jikko yi te loolu boo dégloo Babacar Mbuub wax na ko ànd sàmm jikko yi kenn du appareil politique ab collectif la bu dajale ay association ku bëgg a def politique nag libre nga ci def ko mais da ngay génn ànd sàmm jikko yi dem def ko fu la neex kon ñun amuñu problème ak régime bi ba daaneel c'est important parce que message lay wax le président Macky Sall tey moo war a bañ a dégg xam ni information yi ñu koy jox ci ànd sàmm jikko yi wérul naan ko ay politiciens la ñoo yooyu c'est des fausses informations li wér mooy ay doomi réew mi lañ gis ni am na agenda buy daw di ñëw ñu ni nañ ko gàttandu balaa tasaaroo ci suñu société moom bu ko neexee na woo waa ànd sàmm jikko yi fu mu ñu woo ñu wuyu ko parce que c'est lui le président de la république ñu toog devant les caméras yaa ngi dégg bu ko defee ñun liñ waxoon li ñuy wax rek ci médias yi nii buñ toogee ak moom la ñuy wax dara du ci soppi ko kon bu ñu guddal combat bi parce que moom bu demee ba toog ni xeexu ànd sàmm jikko yi bokk na ci li tax ma perte élection yi moom moo ko waxal boppam te président de la république moo ëpp ñëpp information te comme am na lu nekk ci suñ kanam muy élection législative yi bala ñu caa àgg na woo ànd sàmm jikko yi président ku mu woo nga wuyu ko mais boo jëlee ay imam ñu gëmloo ni la mën nañoo wër tas ànd sàmm jikko yi loolu c'est impossible yaa ngi dégg loolu day guddal jël nañu woo ñu toog ci table ñu wax ak moom ñu trouver solution waxi criminalisation bi ma daaneel waxatuñ ko commencement ba dañu ne woon nañ ko criminaliser kon criminalisation loolu kenn waxatu ko loolu fa mu leer parce que biñu demee seeti àddina bépp nañ dégg ni non man ñaar lay wax ma daaneel la mi après yoo jël yow dama lay jox kàddu après waxi criminalisation commencement bi moo doon suñu yéene moom lañ départoon waaye biñ demee seeti ay experts yoo xam ni ñoom ñoo ñu ëpp xam-xam ci wàllu woowu lañ ñu ni criminalisation du solution actuellement daal modification bi lañ bëgg ñu fexe article bi ñu dugal ci rek moowu góor jigéen dugal ci LGBT lii yomb na loolu war na yomb waaw léegi léegi ma tënk foofu waaw yow bala may tontu di wax na àddina bépp dégg ni ànd sàmm jikko yi ñoom waxu criminalisation waxatuñ ko loolu sëñ Babacar wax na ko tey maa ngi ñëw non man maa ngi ci émission bi mu def modification waaw léegi xoolal léegi ma dolli tuuti imam Dramé xam nga li indi jeexi jaaxa bi président Macky Sall dafa xaw a diaboliser le terme criminalisation keroog ca dajeem ak imam yi te wax nañu sànq ni te ku xelam màcc ci wàllu yoon ku ne mën na ko dëggal que koo xam ne atteetuñ la correctionnel atteetuñ la flagrant délit ndax daan ya fa ne dafa am plafond ñu bëgg ñu atte la pour plafond bu gën a kawe te amu fa ala kulli al mënoo dem feneen fu dul cour d'assises la tuddoon waaye ba avec la réforme du code pénal bu 2016 ñu tuddee ko chambre criminelle moo indi baatu criminalisation waaye tekkiwul ne bu ñu la jàppee tëral la rey la très bien ndax président la bi loolu la wax dañu bëgg ku ñu jàppee alors kon léegi la seule différence mooy daan yi imam Mouhamadou Lamine jàng daan yooyu dafa dépassé correctionnel dafa woyof voilà comme que bëgg nañ mu yokk ala kulli haal mënuñu ko atte fenn fu dul chambre criminelle moo tax bu leen neexee bu dee baatu criminalisation daf leen tiital neel nañu augmenter les sanctions pénales contre l'homosexualité le lesbianisme la zoophilie et la nécrophilie bu ko defee mu dal jeex alors léegi nag président de la république am na droit non même kii bi la gars yi ñooy wax rek waaye proposition de loi bi bi ñuy déposé assemblée nationale loolu la mooy augmenté nañu daan yi contre infraction yi wax alors léegi président de la république président de la république moom ci boppam am na droit en tant que président de tous les sénégalais Macky Sall am na droit bu déggee ne am na ay concitoyens yu dajaloo bëgg ñu dugal ay concitoyens yu dajaloo
bëgg ñu saytu mbirum borom ñaari tur yi ndax tooñ yi bari na te état fajal ñu moo gën nit ñi jóg di def des brigades d'autodéfense mari d'Italie am na ci yenn dëkk te la mu fa jur baaxul alors am na droit kon président Macky Sall bu déggee loolu daa di jokkoo ak ñi initier loi bi mën na woo Ababacar Mboup mu ànd ak Imam Dramé ak Makhtar Sarr ñett rek doy na mu toog ak ñoom am un débat technique mais gis naa proposition de loi bi bon paragraphe bi d'accord ma ci bii d'accord naa ci ñu waxtaan soit président Macky Sall la convaincre leen wala soit ñoom ñu convaincre bu fekkee itam bëggul wax ak ñooñu yaa xay député yi nga xam ne ñoo ko jël porté ko parce que ñoom la yoon may sañ-sañ ñu porté ko ndax ñun du ñu député alors rawatina am na ay député yu nekk ci biir ànd ak ñun Abdoulaye Wilane ak Cheikh l'honorable député Cheikh Aliou Souaré ñi si def tam ñu ngi leen di sargal bu baax Mamadou Lamine Diallo Tekki Moustapha Guirassy Cheikh Bamba Dièye Mame Diarra Fam sëñ Mansour Sy Djamil bari nañu alors lu muy bon bu waxul ak ànd sama jikko yi mu wax ak ñooñu seex ak ñoom un débat technique parce que c'est le président de tous les Sénégalais du président APR rek moo ñu yilif ñun ñëpp daal di ne lii d'accord naa ci lii d'accord ma ci soit moom mu convaincre leen wala ñoom ñu convaincre ko waaye xam nga lu mu def dafa jàpp ànd sama jikko ak député ak sànni mbalit dem jëli ay imam yoo xam ne xamuñu ci dara ndax xam nga lu tax fa ñu ko doon nasee di fanaan di def ay débat ba 3 heures ak 4 heures du matin avec des professeurs de droit ñu tabax ko fekkewuñu ko waaw mu woo leen nag bëgg leen defloo xam nga lu mu leen doon bëgg a defloo loolu ko ci barma di wax naan nett li géntu jàmbur dafa woo ilimaan yi ne ñëw leen nettalil ma géntu ànd sama jikko yi gars yi daal di ne waaw loi bi ajuwu ko ndegete yoo dañu doon nëbb président ne signé nañ ko moo tax nag ma génn ko ci presse bi yëpp nee leen ña demoon ca président Macky Sall di dal si suñu kaw naan bon affaire bi aajuwul criminaliser aaju nangam seen signature ngi ils sont pour la criminalisation de l'homosexualité alors léegi nag yàlla dogal na affaire terme criminalisation bi leer na léegi c'est que juridiction yi moo tudd noonu moo tudd chambre criminelle kon leer na daani la ñu bëgg ñu yokk ko waaye Imam Dramé wax nga dëgg ñun buñ ko doon classé par ordre criminalisation ak agenda mooy nekk en première position moo gën a dangereux bu si kanamee dañ si egg si léegi parce que yàlla am na lu mu ñu ci mosal moo di dégg nga UNESCO ñëwoon na fi bëgg fi doxal bëgg mbirum borom ñaari tur heureusement sëñ Lamine xam nga imam gars yi def preuve de vigilance sëñ Lamine parce que man dama doon wax ñu dog ma léegi leer na nañ ñi ànd sàmm jikko waaw loolu moom seen xeex bii ñuy xeex du l'islam l'islam tax koo jóg loolu moom leer na nañ maanaam loolu firiwul ne rek dafa jóonu ak l'islam non non de waxuma non maanaam jógu day maanaam xam nekkul ne nga xam nga boo déggee ma ni boo ma ni digg l'islam taxu leen a jóg maanaam dañuy dem ba mujj am foo xam ne si dañuy d'accord ak l'islam voilà mais nag wàllu l'islam taxu leen a jóg parce que bu fekkente ni islam moo leen tax a jóg kooku nag dañuy atte woo ci atte l'islam wax wala ñu bàyyi te néew ñu ci état islamique léegi nag nekkuñ ci état islamique léegi nag loolu leer na ni waa l'islam taxu leen a jóg li leen tax a jóg mooy askanu Sénégal askanu Sénégal voilà nga xam ne jullit yeeg catholique yeeg waa sacré ñëpp ci biir bu boobaa léegi ñaareel batim ànd sàmm jikko ji dañoo bëgg ñu criminaliser góor jigéen loolu it amatul li am mooy dañoo bëgg modifier loi bi ak agenda bi non agenda bi maa ngi ci agenda bi am naa ci ay wax maa dinaa ci agenda bi dinaa ci modifier loi bi yokk daan yi léegi waaw modifier loi bi yokk daan yi kon góor jigéen am na daan yu ci am dañ ko bëgg a yokk waaw mais doy wala waaw comme foofu tëne tee ñoo wax ci yi nga xam ne si amul daan ba pare doog a ñëw yokkul daan ne xeex bi kay parce que nee ngeen ci yëpp ngeen di wax am na yoo xam ni si amul benn daan léegi lu tax mënuñoo wax ci jigéen ñi jaay seen bopp ñu légaliser ko ñoom wax nañu agenda boo xam ne dafay yooyu yëpp day dugg ci agenda bi déedéet agenda bi loolu amul ci yi ngay wax xam nga agenda bi ci boppam yéen léegi commencé nañ ko wala commencé wuñ ko yàgg na bi ñu commencé non lan lañ ci commencé genre doo dégg non lan moo commencé ci agenda bi mais xam yëg nga ni permis yu bees yi nii permis yu bees yi genre lañ loolu waxtu dañ ko may même loolu am naa ci wax genre damay laaj waxtu yi daanaka dab nañu te bëggoon nañu indiwaat beneen tomb ci ak waaw mais nag parce que waroon bëgg naa wax ci li ñu wax ñi mën nga li tax ñu criminaliser vol de bétail ak viol waaw
wax ci loolu. tey jii buñ nee criminaliser nañ sàcc jur ki sàcc jur ñu jël ko tëj ko kaso 10 ans kooku ñañ doon sàcc seen jur moom am nañ 10 ans yoo xam ne ña ngay noyyi kon 10 ans am na njariñ xale bu jigéen bi nga xam dañ ko violé ki ko violé ñu tëj ko 10 ans way jur xale yooyu am nañu noyyi ci seen doom yi 10 ans mais góor jigéen buñ ko tëjee 10 ans fan lañ koy tëj 10 ans fan. ban kaso ci tëjukaay yi rek. ban kaso non tëjukaay boo ko tëj mu kon ni fu góor jigéen ñoo koy boole. ah déet matukaay yi day am. non yan ma ko leen buñ jàppee fukki góor jigéen ku nekk dañ lay wutal sa néeg nii wax loolu. ma tontu foofu. waaw kay ndax bu ñu jàppee fukki góor jigéen fukki góor jigéen fës leen yéen a tëj fukki at fan lañ leen di tëj ñoom góor jigéen ñi. mais fan la ñuy tëj crime yi. non ñi violé fan lañ leen di. non parce que ñi violé. est-ce que maa ngi wax naan dañuy violé kenn du. parce que jërëjëf ñi violé fu ñu leen di tëjee fa la ñuy tëj góor jigéen ñi violé. sëñ Lamine. ñi violé jigéen lañ violé. waaw dañ leen tëj foo xam ne jigéen jegewu fa. waaw. est-ce que di nga wax kii liñ ko tëjee. xale bu jigéen la seqal. kon dañ koy jël tëj ko fukki at foo xam ne du gis jigéen. nañ ko tëj fa muy foofu. waaw maa ngi ñëw léegi boo fekkee ñoo xam ne liñ leen condamné mooy góor gu sëy ak moroomu góoram. te dañ doon làqu di ko def. nga làq leen 10 ans nan la ñuy def di continuer ko def. est-ce que loolu mooy tax ba doo def loi bi itam. loolu mooy taxaw loolu. non non de non ma di. kon kay sëñ Lamine waxtu bi dab nañu nag. non posé na débat bi mu posé c'est kon kay kon kay. waaye na nga ñëw ci commission scientifique nga léegi développé nag loolu. bu boobaa la l'islam waxoon képp mooy solution bi. rey léegi nag comme rey amul musiba juróomi at moo gën musiba fukki at. jërëjëf. làq leen juróomi at ñi def góor jigéen moo gën làq leen fukki at ñi def góor jigéen. alhamdulilah parce que. après ñu tëjee ak Mame ubbi nga ay débat te ñun ñu ngi lay woo ci biir ànd sàmm jikko yi nga ñëw. di joxe sa xalaat. soxla nañ parce que ña fa nekk ñëpp nag. kenn maanaam lañ fay def rek boo ñëwee di nga def lu ni toll. non man nag bu non. ma daaneel c'est important man nag aw ma jotu. def ci mouvement boo xam ne si. base ba du l'islam. waaw kon am jot. ah déet base ba du l'islam mooy ne nekkul ne bedd nañu l'islam. non déggul ma ne base ba du l'islam laa wax. non aw ma ko jot sëñ Lamine foofu ma leeral. xam nga man mii di wax ak yow man li may wax. encore une fois loolu dafa jaral leeral. ànd sàmm jikko yi. teel naa xam ni ci ab république la nekk. nekkul ci république islamique. moo tax ñun waxe islam mosuñu koo yëkkati ci sunu gémmiñ. mais ñoom bu ñu wax ma daaneel waaye yëkkati mais yëkkati El Hadj Abdou Aziz Dabakh bi fi nekk ay alxuraan la doon yëkkati te xamoon na ni réew mi du woon république islamique. man ñiy wax sax di wax waxi république islamique ñoom la engagé ñun loolu engagé wuñ gis nga lii ma takk vert jaune rouge gii laa gëm man république li ma loi yi may ma jaar ci pour jéem a wut solution. léegi di wax ni wax ji fi ñu koy daaneelee mooy pour man coow li président Macky Sall bu ko neexee semaines yi kenn dootu fi wax waxi góor jigéen parce que bu woowee ànd sàmm jikko yi ñu toog ci table. solution am déedéet waxuma soxlawuñ loolu. ah non ànd sàmm jikko yi kon lenn dong lañ soxla mooy président recevoir. déedéet non bu mu sëñ Lamine yow yaa ngi def nag. yow boo sànq ba léegi Dramé solution lay solution lay wax Dramé mais sëñ Dramé maa ngi wax fii sànq bu Macky Sall recevoir ànd sama jikko na recevoir suñu ay député. waaw très bien ñu tëj xam waaw sëñ Lamine bu interprété wax xam nga lu ma wax xam nga man yow xam nga ni man respect bu am solo laa la jox xam nga lu may wax mooy ñun waxuñu pour que ñun solution la ñuy wut pour Sénégal parce que xam nañ ni sous région bi instabilité bi fi am ni ñun dañoo bokk ci ñi war a taxaw pour réew mi dal am fi responsabilité boobu ku ko yëg lu yëngatu yow lu nekk intention bu sérieux nga ci am foofu laay waxee jërëjëf mais ñun namuñu benn leneen lu leer na Mame Matar nga tëjal ñu am na loo yëkkati temps yi itam ci ne am na ndaje mu fi war a am ay formation loolu nu mu demee waaw samedi la ñuy daje samedi bii di ñëw ñaar fukki fan te foog dina am da ngeen ci gis danger wala hôtel Ngor yàlla dafa dogal comme kuréelu ONG islamique yëpp ñun dañuy faral def loolu Kocc Barma di wax xuddiku balaa ngaa lakkale te Sidi Lamine daan ko wax dànkaafu tubaab di wax il vaut mieux prévenir que guérir kon dañuy alerter rek ndax ñoom dañuy bari pexe gis nga France bi ñu doon voté en 2013 Assemblée nationale voté ko le 17 mai 2013 la loi sur loolu ñuy rafetal naan mariage pour tous maanaam loi buy daganal sëy ngóor jigéen
dafa am des centaines